ñaar yi da ko jébbal jabaram ak ay doomam muy ay véhicule de fonction normalement donc waaye tamit beneen camp bi RTS parce que yéen tamit ñëpp xam nañ ne da ngeen diviser démb beneen camp bi suivre naa leen ñu def ay sorties notamment ci suñu naataangu yu Sénégal nee nañ daal yéen de défendre leen intérêt travailleurs yi parce que Racine Talla mu ngi liggéey yokku na salaire yi de 25% te aussi jox na agent yi ay terrain te nee nañ sax terrain yooyu moo tax ngeen di yuuxu di wax parce que da ngeen ko bëgg da ngeen cee bëgg teg loxo loolu loo ciy tontu exactement. xam nga li ma ciy tontu. gis nga nit kuy wax. na nga xam ni loo wax ci kaw suuf. ëllëg boo wéetee sa bàmmeel Racine Talla du la wéttali. man su ma wéetee sama bàmmeel. Racine Talla du ma wéttali. du ma fa dégg ku tudd Talla. Abbas Sow laa fay dëgg sama jëfa ma fay jiitu. samay kaddu moo ma fay jiitu. kon du ma sosal nit. du ma wax lu neex nit. ngir ut si dara. lu may wax dama koy wax sama aqulay taala. jullit laa bëgg a doon dama la koy fàttali. loolu yëpp ay waxu ku daanu ci saret la. su ma nee ñëw moom Racine Talla bi mu ñëwee RTS. li mu njëkk a def. moo yokk salaire am. salaire u directeur RTS musul yegg 5 millions. il perçoit 5 millions. nga jël sa 5 millions di def sa poche. ñi nekk ci suuf lan la ñuy def. c'est le syndicat moom moo dugg déposer plateforme revendicative. ñu ànd ak moom. di bëre ak moom. di xuloo ak moom. di waxtaan ak moom. di naxante ak moom. ba am une augmentation de 25%. dama ni mënu ci woon dara. du générosité. du événement. droit la. on a été rétabli dans nos droits. bi loolu amee. ñu taxaw. amoon terrain yoo xam ni. ñiy wax nii ñëpp tout. am na ñoo xam ni bugguma di tudd seen tur. te nekkuñu fi. bëggoon naa ñu toog confrontation. waruñoo wax de. ñooñu di wax. ñu bëri waruñoo wax. ñoom ñoo sàcc suñuy terrain. ci loowu 150 parcelles. ya nekk Almadies 2. nan lañ ko amee. il n'était pas ayant droit. ñu ànd maguy ba ñooñu am ci terrain yi li may wax RTS ak may dégg. xam nañu ñi may waxal. bi loolu amee. ñu ànd ak président. ñu taxaw temm ne. dañ la ñuy rétribuer yeneen lot de terrain yi. man maay secrétaire général bu coopérative travailleur RTS. je ne suis pas ayant droit ci Diamniadio. man Abbas Sow maa ci def jéego yépp waa RTS ñu ngi may dégg xam nañu li may wax. vidéo yi ñu ngi sama biir téléphone. ñu ànd Descos. li may wax colonel Sabouri Ndiaye mi ngi may dégg. dafa am mbir boo ko xamulee da ngay noppi mandu si. ñi ciy wax xamuñu si dara. seen intérêt leen tax a jóg. ñu bugg koo sippi ci coopérative bi xam nga lan moo ma ci dugal. yërmande. barki laa ilaha illallah. ci ñi nga xam ni. dañu defoon ay jéego. ma yërëm leen trop. je ne suis pas ayant droit man Abbas Sow. ci loowu Diamniadio. xam nga fan laa bokk dagg xool pa dina parem du pare. man loolu feesul sama bët. feesul sama bët dama koy wax. xam nga li feesoon sama bët. ñu àndoon ak moom. liggéey si. te liggéey nañ ci nag. Racine Talla. mi ngi may dégg. liggéey na ci terrain yi. jàppale nañ ñu. mais fin bi daf ko bëgg a def objet de chantage. moo waral coow li bëri. moomu ko. moomu ko. ñu jël parcelles yi. am na loo xam ni. def na ci ay jéego. yëkkati na ay koppar. daan ñu si jàppale. ñu di ci liggéey. muy fay benn dërëm jaarul ci ñun. mais nag ku la may 10 hectares. xanaa nag doo ñàkk xel. ba ni kooku na la ko viabiliser. assainiral la ko.
defal la ci les commodités ñu constituer en coopérative d'habitat li may wax nii assemblée générale la ñu taxaw ñu fal ñu def ci nag ay jéego yu mag a mag a mag a mag ñu terrassé génnee guy gi nivelé def ci lépp biñ fay dem ñiy wax tey fan la ñu nekkoon man Abbas Sow maa ci nekkoon jàmbaar kulli fatri Cheikh Birahim Ndiaye nekk président coopérative bi nekkoon ci jàmbaar kulli fatri Moustapha Cissé nekk vice président coopérative bi nekk ci jàmbaar kulli fatri Ali Ngone Niang nekk ci jàmbaar kulli fatri ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne amuñu ci woon guddi amuñu ci woon bëccëg ñu ànd ak ay géomètre ñuy délimiter fanaan nañ fa gaañi du ñu liggéey li may wax nii waa Dugaar ak ñu ngi may dëgg amul luñ ci dajul ba loolu naroon a sotti xam nga lan moo desoon ñu mettre ku ne sa parcelle ñu yëkkati ko jox la ko moom moo ko bloqué moom Racine Talla moo bloqué parcelle yi dëgg neex yàlla man awma si bokkuma ci je le dis haut et fort bokkuma ci sàcc yi nga xam ni dañoo reyante pour am ci terrain Almadies 2 yi sàcc yi may wax yéen a ngi may dégg ay sàcc ngeen vous avez volé les parcelles d'autrui parce que vous n'étiez ni ayant droit li may wax nii waa RTS ak may dégg man du ma neexal nit man Abbas Sow damay ànd ak yow ci dëgg wa ilaa ku nekk dem yoonam kenn yorul sama mbaxal man sama cin musuma ñaan dërëmu jàmbur di ko def ci sama cin kon nag dëgg neex yàlla tere yooyu boo ko jëlee tey suspendre ko kan ngay xañ Abbas Sow man bokkuma ci kan ngay xañ c'est les dignes travailleurs yoo xamante ni ils devaient être rétablis au plan social ñooñu nga koy xañ mais du Cheikh Birahim du Abbas Sow lii daf ko bëgg a mbubboo def ko xeexukaayu syndicat et c'est pas sa propriété c'est le président de la République Macky Sall que nous remercions moom moo ñu ji ngor gi may delloo ñu ay parcelles yi nga xamante ni ñoo ko moomoon li ma lay wax nii mi ngi jëloon décision ba ca conseil des ministres délocalisé bu Tambacounda ñoom Lucky Patrick Mendy les anciens secrétaires généraux ñi ngi may dégg ak ñeneen ñi nga xam ne dañ ci defoon ay jéego li may wax nii travailleur RTS yaa ngi may dégg ñi sàccoon dañoo dem ba xatoon biir RTS dañoo démissionné ci syndicat bi démissionné laa la wax parce que xatoon nañu tey il rase les murs man je ne rase pas les murs à la RTS awuma fa sens interdit lu dul direction générale laa am sens interdit parce que du ma fa dem lu muy cadre syndical moo ma fay dugal je reste un digne travailleur lii nag muy jël comme décision il perd son temps le temps nous édifiera. mais da ngay def recours normalement wala yan xam nga procédure waaw mooy pour leeral ko mooy dañuy dem rek ñu déglu ok wante nag xam nga ni ñun sotteegul mais bu sottee man bu sottee damay dellu sant yàlla man Abbas Sow buñ ma daxoon tey RTS ma wax leen ko ngeen dégg ko barke laa ilaha illallah julli ñaari rakka comme keroog bi may jot sama décision laay def santaat suñu borom moo bind ni dinaa fa dugg moo bind bis bi ma fay génn ak ni ma fay génnee am na ñu duggoon biir RTS seen néew la ñu génnee am na ñu duggoon biir RTS danoo feebar paralysé dem toogi ji seen kër ba keroog ñu leen di tàgge man yàlla su ma fa génnee nii ci défendre intérêt travailleurs yi mënuma lu dul sant ko te xam ni gis nga xacc boo gis wërsëgu borom a ngi ci xacc boo gis nga diggante kurpeñ ak dóor ko nit ba mu jaal boo otul ba ñu or lañ koy pooseel man tiituma ragaluma man Abbas Sow maa ko wax tiituma ragaluma ñi ma xam Casamance xam nañu man kenn du ma xoxotal du Racine Talla moo may xoxotal may tiit man xam nañ ko na dem Casamance laajte ma na dem Casamance laajte Abbas Sow de gare routière laa la wax entrepont Émile Badiane ba Casamance yëpp xam nañu sama way
wante nag boo matadee da ngay am looy mbubboo ñu néew ñu mat nañu dañoo bëgg doon ay modèle ay référence de vertu man Racine Talla awma leçon bu may jàng ci moom man Abbas Sow maa ko wax il ne m'apprend rien du tout dans la vie li ci des nag mi ngi suñu kanam bu fi yemoon mu neex man maa la ko wax. kàddu gu mujj gi. sant leen. comme d'habitude. xam nga da ngeen nekk yéen i tamit ci yoon. mënuma lu dul ñaanal leen rek ñaanal seen personnel bi yépp. jërëjëf. ay journalistes ngeen talentueux. ngeen am option. bay télé. am option bay presse écrite. jël option wu presse en ligne. li ci am yépp ci àdduna. ñépp a ngi koy gis. mooy le côté positif ak le côté négatif yal na leen yàlla musal ci lu bon li amiin ba buñ leen ci laale buñ leen ci tudd li may wax rester professionnel quelle qu'en soit la circonstance loolu may mucc may sant nag di gërëm le mouvement syndical du Sénégal lii c'est une entrave purement et simplement de l'activité syndicale. C'est pas Abbas Sow qui est visé. Le droit de se constituer en syndicat, c'est inscrit dans la Constitution. Le droit de syndiquer, c'est inscrit dans la Constitution et que le Code du travail encadre tout ça. li ma ci bëgg a wax mooy du moom moo ñuy wax fu ñuy teg suñu tànk du moom moo ñuy wax nii ngeen may defal da ngeen may raayal sama gannaaw su bëggee ko raayal gannaawam na ko uti ñun du ñu cagay kenn man Abbas Sow du ma cagay kenn bay raayal nit gannaawam xam nga li ma gëm yàllaa fi ne yàllaa fi am ba fu ñu jëm moom dong la képp ku dul moom neen nga li ci des nag j'invite le monde syndical à s'unir autour des problèmes de la RTS. Que l'on ne nous divise pas. Bu ñu tromper ou de combat. C'est l'unité syndicale qui doit être renforcée. li may tëjee nag mooy damay ñaan travailleurs RTS yi yëpp tout qui manifestent leur soutien depuis bi ñu jotee nouvelle bi ba léegi ñu ci bëri dañu commencé tàggoog seen sago nañ ci dem ak dal mbir moo gis dal la ciy baax nañ leen ci dem ak dal man nii de tiituma ci ragaluma ci li ma gëm mooy dëgg moo jiitu te dëgg mooy mujje di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kon Abbas Sow may fàttali ne yaay secrétaire général adjoint SYNPICS bu RTS ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm it ñu ngi doon teewlu ci Sénégal 7 di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.